Salaamaaleykum, bonjour à tout le monde. maa ngi nuyu ñëpp di may seetaan ku si nekk sa tur ak sa sant maa ngi tudd Mouhamed Camara DG entreprise bi ñuy woowee Toba Import Export the business academy online bi nekk Parcelles Assainies bi nga xamante ni day yëngu si lépp luy import export. Toba Import Export mu ngi tudd the business académie online maanaam ñun suñu business yëpp en ligne lañ koy def képp ku bëgg jënd ay marchandises que ce soit en Chine wala en Dubaï aux États-Unis partout dans le monde en général boo ñëwee si ñun dañ lay jàppale jëndal la ko yow da nga toog sa kër rek dañuy woo ñu indil la ko bu dee lu ñuy installé ñu defal la installation bu dee machine la wala lal la chambre à coucher wala salon ñu ñëw defal la lépp defal la installation nga doog a fay. Si ñu suñu entreprise ñu ko créé depuis 2015 ñu ngi siy yëngu ñun dañuy équiper aussi ay jeunes dañu suñu slogan à part import export bu ñuy def mooy un jeune un emploi c'est-à-dire jeune bi nga xamante ni tey dafa opté soit pour nekk tailleur wala pour nekk maçon wala pour def sérigraphie ñun comme on a l'opportunité pour dem ci yeneen dëkk yi pour mën fa indi ay machines yi nga xamante ne ñun sénégalais fii duñ ko produire mais suñuy ndaw dañ koy utiliser donc ñun dañuy jël ay machines que ce soit machine tailleur wala machine sérigraphie lu mënti doon si nit ki moom même sax kii def salon dañ leen di équiper donc ñun lu ñuy def mooy jëlee leen ay machines yi indi ko Sénégal équiper leen dafa leen ay tranche de moratoire maanaam ñu mën ko fay par tranche parce que ñun xam nañ dëkk bi nu mu méttee nit mën na am yéene pour investir mais les moyens ñoo fi dul ne donc kon ñun yàlla jàppal nañu ba ñun ñu mën a dem di ñëw di indi donc jeune bu bëgg rek dañ lay équiper après defal la système moratoire boo xamante ni da ngay fay nànk-nànk loolu tamit bokk na si suñu liggéey bi nga xamante ni ñun ñu ngi koy def parce que depuis un an un jeune en emploi métti na nag parce que mënuñu équiper ñëpp mais ñi ñu yàlla booleel wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jàppale parce que équiper nañu fi ñu bëri quoi ñoo xamante ni ñu ngi fay seen i tranche normalement quoi. voilà ñun suñu domaine activité sànq xaw naa ko cof tuuti quoi mais suñu domaine de tous les jours mooy impression numérique loolu mooy suñu activité principale le reste yëpp dañ koy def rek pour xaw a joxe un peu d'aide c'est suñuy jeunes frères quoi mais ñun suñuy domaine d'activité de tous les jours mooy tout ce qui est numérique impression c'est-à-dire comme tey entreprise bi nga xamante ni dafa bëgg def impression sur ay bâche wala ay t-shirt wala ay casquette wala même sax logo bi nga xamante ne moom lay def ci micro yi ñun yooyu mooy suñu domaine d'activité de tous les jours mais comme ñu Sénégal lañu nekk donc des fois ñu bëri dañuy solliciter ci yeneen liggéey yi nga xamante ne bokk suñu liggéey mais ba léegi rek dañ koy jëm a ñabax ci biir parce que c'est nous dans nous daal donc am na ñi nga xamante ne bu ñu koy bëgg liggéey tamit dañ koy def uniquement malgré que am na xaalis mais aussi tamit dañ ciy jàppale wala ay nit quoi mais ñun suñu liggéey de tous les jours mooy tout ce qui est impression numérique impression sur tout support que ce soit t-shirt casquette assiette tasse que ce soit les gadgets les stylos les porte-clés tout ce qui est imprimable rek ñun loolu mooy suñu liggéey de tous les jours. voilà nos cibles donc ñun on cible tout le monde c'est-à-dire limité wuñu rek ci suñuy activité principale comme sànq wax naa ko ci njëlbeen ñun dañuy équiper des jeunes. ñun aussi tey nit mën na ñëw si ñun ne ñu man de damaa bëgg voyager ñun suñu entreprise da lay jàppale nga voyager donc ñun lépp lu ñuy def amuñu si limite par rapport ak li nga xamante ne mën na jëmale suñu réew kanam ñu bëri na xamuñu mais ñëpp ñu xam jege ñu xam nañ ñi nga xam nañu Toba Import Export képp ku ñu approché si wàllum liggéey luñ si mën a def dañ koy def képp ku ñu approché si wàllum tukki luñ si mën a def dañ koy def. des fois nag ça passe des fois ça passe pas mais yàlla mu ñuy jàppale ba lii passé mooy ëpp que li dul passé que ce soit si wàllum liggéey bi nit mën na ñëw yor sa benn 50 francs ne ñu lii nañu bëgg ñu ne ko nag lii nga bëgg nii ñun mën na la si jàppale si lii ak lii mais les conditions de moratoire nii ak nii nañ koy defee bu d'accord ñu def suñu contrat def suñu papier équipé ko tous les mois mu ñuy verser malgré que sax bu ñu ko équipé ñun dañ koy may benn répit maanaam nit bu ñu joxee machine si kaddu lebale dañ lay may 3 mois wala 4 mois yoo xamante ne si ngay jël sa temps pour mën a liggéey
ba 5e mois bi wala ba 4e mois bi ngay doog a mën a commencer fay comme ça ñu may la tuuti doole duñ la jox rek après di la teg pression quoi dañ lay bàyyi nga liggéey tuuti. am nañ aussi possibilité nit bëgg a jënd soit oto Europe wala Canada wala États-Unis bu ñëwee si ñun ñu xoolal ko oto bi ñaata lay jar maanaam duñ def comme jaaykat yi quoi dañ ñëw ne la ok 10 millions déedéet ñun dañu xool oto bi day jar exemple $1000 wala $2000 maanaam ay 2 millions wala 3 millions ñu ne oto bi temps lay jar. ñun suñu transport maanaam ñu jëlee la oto bi Canada wala ñu jëlee la ko Europe indi la ko Sénégal temps la maanaam yow léegi boo defee xayma bi si ñun boo ñëwee si ñun di nga am avantage exemple oto ba doon jar 10 millions ñun duñ la ko jaayee 5 millions. ñun utuñu si bénéfice si jaay bi ñun suñu bénéfice mooy ñu jëlee la sa bagage def ko suñu conteneur indil la ko maanaam ñun transport bi loolu mooy suñu bénéfice mais ñun comme jaayuñu utuñu bénéfice si jaay bi donc ñun suñu cible en général. amul limite daal lépp lu jëm si wàllum jënd ak jaay lépp lu jëm si wàllum matériel lépp lu jëm si wàllum nit am li mu bëgg si bitim réew ñun boo ñëwee si ñun vraiment amul limite lu bokk la drogue bokk mais sans drogue moom ñun boo ñëwee lépp dañ koy def di soobee yàlla. waaw conseil yi may jox jeunes yi rek mooy déjà man dama am habitude di ko wax seul l'effort fait l'effort maanaam. nit ki boo amee yéene def dara foog nga jug def dara c'est-à-dire boo toogee di gën tey milliards tamit tey jugoo uti ji milliard bi doo ko am donc ñun que ce soit muy man muy sama morom yi bëri ñi nga xam ne yàlla def na peut-être ñuy voyager di dem di ñëw ñun ñëpp am nañ fi ñu jaar ñun ñëpp am nañ galère boo xamante c'est-à-dire Sénégal amul kenn ku fi mën a taxaw ne galère uma mënul nekk même boo nekk sa doomu président nga galère nga ndax sa papa balaa mu nekk président ñun ñëpp gis nañ ay photo Macky Sall y'a 20 ans y'a 15 ans xam nga gis nañ ay photo yoo xamante ni yàgg na avant mu nekk président quoi donc xam nañ ni ñëpp a galère peut-être yàlla mooy ubbi buntu wërsëg yi affaire yi di neex te ñu ngi ñaan yàlla tam mu neex si ñëpp mais jeunesse moom base am ak force am liggéey la man loolu laay conseillé tout jeune dem dugg si géej jël gaal bu dem Europe déglu ma ko kenn ku bëgg a tukki jaaral si structures yi nga xam te ne ñu leen jàppale nga tukki am na ñoo xam ne nag dañ lay jëm exploité jëlaat ay 3 millions ay 4 millions am na ñoo xam ne dañuy def te yàlla tax te yooyu am na fi da ngay ñaan yàlla rek yàlla booy lak ñëwñu nga tukki si jàmm ak say kayit yu leer nañ bu dee tamit jeune boo xam te ne bëggul tukki fii la bëgg toogee tekkee fii bu la yàlla tamit jàppalee nga nekk ak ñoo xamante ni mën na la jàppale da nga koy def parce que man mii di wax ak yéen ñii jeunes yi di ma saraan avant maa tukki fii laa liggéeyee ba am base doog a tukki te ba ma tukki toog ma fa dama dem tukki uti ay marchandises ñëwaat fii laa investir am lépp lu may am te fii laay continuer di investir donc lu may conseil jeunes yi mooy l'effort fait l'effort ku bëgg dara rek defal dara boo toogee di xaar doo am dara baax na jërëjëf ma leen di remercier te di leen di encourager aussi tamit di conseiller gars yi di continuer di suivre ñaari chaînes yi. maa leen di bëggee maa leen di ziar et aussi di remercier vraiment A News ak Max Info.